xam benn xale bu jigéen boo xam ne xel ma fa manqué ba pare woy laago la maanaam ay cëram fa manqué ñu ne déetawaay xale bu jigéen bi fa muuma tëx xale bu jigéen boobu nag ànd ak li ko dal ni yëpp te métti lool. kan moo tëddee ba ëmbal xale bu jigéen bi nga xam ne àndul ak xelam mënta wax te mënalul boppam dara fi mu tëdd fa lay def léppam bile jëf ju ñaaw mu ngi amee ca quartier moderne 3 ca Ourossogui yaayu xale bi di Mayram Si jaaxle na te waaru na ndaxte xamul naka la góor mën a tiimee doom ji bay àgg ci moom. xab xale bu góor daal fa koo jàpp siif ko violé ko tëdd ak moom ba pare wan loo ko lor ay yaayu xale bu jigéen ba ma ngay jooy naqaru xolam ak métit bii doomam di dund ca biir yéene kaay ba waa ma ne gis nga xam na xale yu góor yoo xam ne ñoom féexluwuñu xeebuñu dara ñoom daal ñàkk la ñuy bañ waaye xale bu jigéen bii yërmande ndimbal ku ko gis loolu nga war a def yow nag amoo leen lu mooy def di ko noggatu siif ko tëdd ak moom ba pare wan loo ko lor waaye génnal na yow la yaay bàyyi doom ji après nga takk ko jabar xale bu jigéen ba xel ma fa manqué waaye yow xale bu góor bi fa ngaa dof ay waay lii tamit mbaa jàmm la jàmm de ilaha illallah maa la wax lii jëm wax gaaw na nekane mais gis nga ca commission des lois boobee waaw ministre de la justice di Ousmane Diagne ak am classe waaw ba gars yi nekkee di voté ak di rejeté ak yooyee di wax ba mu jëlee kaddu day dafa ne man magistrat la lépp loo xam ne dafa xeetoo ak wàllum politique ak yooyee jàppal bàyyil jaag wax sa xalaat jaag kooku daal vraiment defaruma ca yàquma ca looloo tax ba projet bi day ñaari page rek la macha allah réew mi changé na de te dina changé de Ousmane Diagne ministre de la justice moo am classe bu doon yeneen i ministre ba léegi dugg nañ ci détail di politique ak werante gaaña nee na leen man magistrat la 24 heures yéene kaa ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye day waaw seeti na naataangoom bu Chine rencontre sino Afrique niki démb kër la jóge ci Ndakaaru Njaay jël Jóob Walf Fadjri ne wàllum jàngoro yi lée insuffisance rénale ak feebar yu chronique yi est-ce que xam nga ne téeméer boo jël juróom benn fukk di 60% wu dialysé yi dañoo jabet ak hypertendu allahu akbar fukki atu yàlla yoo xam ni kon da nga koy dialyse est-ce que xam nga ne téeméer ak ñaar fukk ci ay millions la 120 millions allahu akbar libération yi ne kaa ne mbirum tojaange day infraction à la réglementation des changes douane bi day tànc na British Petroleum bañ ko xojee ërtal ko ërtalaat ko moom mii nga xam ni kon moom mooy développeur principal projet GTA waaw joxe na 3 milliards 100 millions ñëw yor yéene kaa directeur général Alaaji Malick Gaye day bu AGETIP waaw Gaye famille de la jàppee kër ga mar day taaj ay mbokam yorin gu lëndëm ay marché fictif def lu leen neex xooleel ma AGETIP diggante 2018 ak 2020 waaw lu ëpp 500 millions la ñu génnee ci compte yi laa lay wax ni lée AGETIP waaw daal di koy jébal directeur général ba mar day taaj ak ay jegeñaaleem ak ay particulier ak benn magistrat politicien ay journaliste RTS directeur général ba daal cousin la jël def ko daaf jël jarbaatam ñeesam maanaam doomu grand frère ram yóbbu ca comptabilité beneen cousin ñu installé ko ca cellule de passation des marchés poste boo xam ne benn sëru Dayru Thiam DG ARTP moo fa nekkoon moo ko poussé ba ndaw sa démissionné beneen cousinam bel sëru Moustapha Diop maire Louga nekkaat ca comptabilité ñaari cousin nekk ca service informatique beneen jarbaatam ñu recruté ko comme vigile la ilallah lii nga yëg nga ñàkk yëg Netanyahu moom mooy premier ministre bu Israël waaw moom daal Ousmane Sonko ci jàppale gu mu doon jàppale Palestine premier ministre bu Sénégal joxar bi na baramu tuuma premier ministre bu Israël jàpp ne lépp li muy def ci ñaawteef ak di rey ay nit ñu yorut ngannaay jubluwu ci lenn lu dul doog des ci ak nguuram te yeneen réew yi ñoo ngi koy seetaan kumba am ndey kumba amul ndey daal maanaam 2 poids 2 mesures wallaay moom Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany nee na li tax mu ko doon jàppale bi mu nekkee ci injustice ak léegi lu tax mu koy dóor ay xeer loolu moom comme xam na ko moom Bougane waaw Aminata Mbengue Ndiaye daal ne li tax ñu war a dajale waat waa parti socialiste moom mooy réew mi dañu soxla parti boobu ngir jëm ci ay élections législatives Abdoul Mbaye moom it créé na ab blogam pour dem ci élections législatives yi ñu dëgmal Jean-Baptiste Tine dal ne Sénégal ak Ndakaaru ñu fi nekk génn leen dox seen yitte bu leen tiit bu leen ragal diggante juillet ak août 16 personnes lañ fi rey waaye 400 personnes lañ fi jàpp ci week-end bi ñu génn teg leen loxo wallaay ndeysaan man de rey gi daf maa mujj yéem mais sàngara rek ak volé ak ay vodé ak ay caaxaan yooyu yéeme na moom. néegu
tooxi doona ya buntu ba ubbeeku na. bi insécurité bi mi ngi wéy di gën di jël place am fii ci diwaanu Sénégal rawatina kenn Dakaaru Njaay foofee ca Pikine Icotaf gannaaw nag faatu ka nga xamante ni moom moo di Aziz Dabala ak Wali ñu faat leen ci seen appartement itam xaw tuut beneen mbir bu xaw mel noonu daal di am foofee ne ca diwaanu Pikine Icotaf ndax nag samedi bi ñu weesu ab benn waay daal la ñu fekk mu naroon tër ka nga xamante ni moom moo di nijaayam nar koo ren di xaw tuut nag sax loolee daal di am waaye itam yuuxoo yi moo tax ña nga xamante ni ñoom ñooy seeni ay dëkkandoo ñëw daal di wàllu si kookee ne nga xamante ni moom lañ naroon rendi moom nag nee nañ sax gannaaw jàppante bi nga xamante ni daal moom na doon jàppante jarbaatam kookee dafa xaar ba kenn nekk fa rek mu daal di koy tër bëgg koo rendi beneen mbir itam bi nga xamante ni daal nemmee ko nañ ko ci moom moo di fan yi daal ñu weesu foofee daal ci diwaan Pikine ñëpp jamono bii dañoo tiit ndax nag gis li nga xamante ni moo di ay violence yu fa am loolee sax moo waral ñu ba daal jàpp ni kaa boobu noonu waruñu ko bàyyi noonu mu sedd dañ ko war a yóbbu ba ci kanamu yoon ngir ñu daal di xool ana dëgg-dëgg lan moo dox diggante ñaar ñoo ngee ne beneen mbir itam bu xaw a nduróog moom daal di xew itam ci weekend bi foofee ne ca diwaanu Thiès kaay rawatina koñ bu ngi naan Mbour 1 foofee itam daal benn xale bu góor bu nga xamante ni ci ab jëli balam football loolu nag la ko benn waaye daal di jame paaka ci tànk ba sax deret gi daal di sotteeku foo seen daal di ko gis mbir mi sax ni nañ daal mi ngi am ci wetu rond-point Mbour 1 ci ab terrain bu nga xamante ni daal mu ngi woon foofu moom borom kër gi nag nee nañu bëggul woon benn yoon xale yi daal di fay taxaw di football ni ngi noonu nag itam lebal bi daal di dem jege si ret moom mii di xale boobu ñu daal di dem di ko jëli ret far yàlla nag mu daal di koy dem ci tànk mbir mi sax xawoon naa commencé ëpp lexoon ndax xale koñ bi commencé woon nañ sax jël ay xeer di ko sànni ci kër kooku nga xamante ni moo def jëf ji moom sax ñu ngi nii xamal ni que ab ancien militaire la lu ci mënti am daal itam jamono bii daal foofu jàmm xaw na faa amar waaye itam ñu bëri di ñaan daal ña nga xamante ni ñoom ñooy wattu kaaraange askan wi ñëw dox si foofu ngir xool ba xam jàmm dina mën a am diggante ña nga xamante ni ñoom ñooy waa koñ bi ak ki def jëf joojee ne moom xale bi nag sax ay waajuram bëgguñu benn yoon yóbbu mbir mi ci kanam yoon ndax nag jàpp nañ ni lépp loo gis daal dëkkuwaay bu rafet moom moo ko daal di waral. au peuple palestinien Sonko liste les péchés d'Israël moom Ilimani Diour ñi nag wax na la nga xam te moom moo nekk bàkkaari réewu Israël jamono jële mu ne nag faut écarter cette barbarie humaine validée cautionnée par des pays occidentaux décrète le premier ministre sénégalais waaye tamit ki nga xam te moom moo di jëwriñ yor lu jëm ci wàllum biir réew mi kaaraange gi di général Jean-Baptiste Tine moom nag mu ngay xam ne ni daal fi mu toll ni ñàkkum kaaraange gi ci biir réew mi gouvernement bi dana jël ay dogal na ngir daal di koy dakkal fukki nit ak juróom benn la ñu boom ci biir réewum Sénégal ci ñaari weer yi nga xam te ni moom la ñu génn ba tax na ki nga xam te moom moo di Jean-Baptiste Tine di xamle rek ni ñoom fas yéene ñuy jóg taxaw tem ngir nag indi saafara ci ñàkku kaaraange googule 2 minutes quotidien nañu extrême violence fukki nit ak juróom benn faatu nañ diggante sulet ak août Jean-Baptiste Tine lu nu mel daf ko bëgg a dakkal noonu la ko journal bi xamle Le Soleil yéeni kaay dikkaat ci manifestation boobu nga xam te amoon na nag ngir daal di jàppal tànk ja nekk ca bande de Gaza Ousmane Sonko solidaire de la Palestine noonu la ko Le Soleil yéeni kaay daal di xamle journal bii di Source A moom itamit dikkaat na ci li nga xam te moom moo di commission des lois ba nga xam te ni nag moom daal dina sànni ci àll ba li nga xam te moom moo di projet de suppression bu conseil économique social ak bu au conseil des collectivités territoriales foofee nga xam te moo di ca plénière ba ñu amaloon waaye nag mu ne ça passe ou ça casse bés bi yéeni kaay nañu nag dissolution bu ñaari kër yooyu lee enjeu dina plénière la nga xam te moom moo di plénière ba ana fan la nar a mujjee ni ki tey ji Le Regard yéeni kaay xëy dikkaat ci li nga xam te moo di kàddu général Jean-Baptiste Tine ci ñàkkum kaaraange gi ci biir réewum Sénégal ak bëgg-bëgg bi nga xam te nguur gi am na ko jamono ji leen nag ngir fexe ba kaaraange gi gën a ñoŋ ci biir réewum Sénégal noonu la ko journal bi daal di xamle. Mama Aïssa Ndong di xale bu jigéen bi nga xamante ni itam moom moo daal di ñàkk bakkanam fan yi ñu weesu foofee ne ca diwaanu Bargny moom nag sax ay fan gannaaw ñu doon xaar la nga xamante ni moom moo di autopsie bi ñoom nag gannaaw la nga xamante ni moom moo di xibaar yi autopsie yi joxe loolee nag ay waajuram d'accorduñ ci benn yoon ñoom nag jàpp nañ daal mbir mi dafa am lu nga xamante ni moom moo ki takkee ndax nag moom ci fàttali waajuram bu góor daal nee na doomam dafa génnoon jëndi li nga xamante ni moom moo di meew loolee nag sax ci lañ ko gëj a gis ba na nga xamante ni daal ne déggu nañ ko moom ak benn xaritam ñoom ñoo àndoon loolee saa itam moo waral sax amoon na ay jàppante yu nga xamante ni amoon na diggante famille xale bu jigéen bi ak famille ka nga xamante ni daal moom moo di Mama Aïssa moomee ne lu ci mënti am daal ñoom donte autopsie bi génn na waaye itam nag ñoom loole dalu seen xel waaye taxul benn nag itam police daal di teggi loxo ci xaritam bi nga xamante ni daal ñoom ñaar ñoom ñoo àndoon biñ leen di mujjee gis mbir mi nag jamono bi bu ñu moytul dina ëpp loxo daal waaye lu ci mënti am moom ay waajuram nee nañu daañu defaat beneen recours ngir daal ñu fexe daal ba lépp lu nga xamante ni dafay leer ci wàllum faatu bakkan seen doom joojee ñu mën koo xam. bi lépp lu ñu mën nag ñoo ngi koy def fi mu toll nii ci insécurité bi
nekk ci dëkk bi. rayaata geeg agression yi nga xam ne fan yi ñu génn mënoo xëy bés laa la wax te déggoo ku ñu faat wala ku ñu agressé. tax na gouvernement bi ci njiital ministre bi ñu dénk wàllum sécurité biir réew mi jël na ay responsabilités am tey xamal sénégalais yii ne am ngeen droit nag dund gu ñoŋ sans ngeen ragal génn ci mbedd mi doxe seeni soxla. moo tax nag fi mu toll nii force de l'ordre yi foo leen tourné ci biir dëkk bi yéen a ngi leen di gis ndaxte nag dafa doy sëkk rayaata geeg agression yii di am ci biir réew mi. ministre bi di xam la ci biir yéenekaay bi ne ci ñaari weer rek Sénégal gi rey nañ fi lu toll ak fukki nit ak juróom benn 16 morts laa la wax ay cas de meurtre am na ci biir dëkk bi te bu ñuy waxantee dëgg nag jekkul jaaduwul. ministre bi di xam la ci biir yéenekaay bi nag lépp lu ñu mën laa la wax ci aar askan bi dinañ ko def. jarul ngeen di tiit mën ngeen di dox seeni soxla ndax suñu mission moo di ñu aar leen kon nag jaratul ragal ndaxte jël nañ suñuy responsabilité. ci week-end bii ñu génn rek diggante samedi beeg dimanche bi yéenekaay bi xamal nañu ne lu toll 424 arrestations def nañ ko ci biir réew mi lépp nag ñeel wàllum insécurité. Les Échos yéenekaay di ko dëggal ne ministre de l'intérieur kay Jean-Baptiste Tine lu leer la wax rayaata geeg agression yi laa la wax day dakk ci biir dëkk bi ndax mënuñoo comprendre ci réew mi di Sénégal ci ñaari weer ñu ne rey nañ ci fukki nit ak juróom benn. rayaata gi moom ministre bi xamle na ci biir yéenekaay bi ne dina dakk ci nii wala mu dakk ci naa. wax na ci dispositif bi nga xamante ni nguur gi fi mu toll nii jël na ko wàccee suñu force de l'ordre yi nag ci terrain bi. lii moo waral fan yii yëpp ngeen gis ne mbedd moo leen jaar ñaari jéego yoo leen def jàkkaarloog benn force de l'ordre. initiative bi nga xamante ni Jean-Baptiste Tine jël na ko lenn kese lañ ci jublu mooy rayaate geeg agression bi moom dakk ci Sénégal. Et qui disait tey le tey suba la de télé bi en tout cas à la une de Tribune quotidienne on peut lire malgré le rejet du projet par Benno Koromak et Serigne Ngoundou en terre le HCCT pour créer une autre institution. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait d'après Tribune quotidienne qui renseigne ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Moussa Bala Fofana, à savoir le HCCT et le CESE seront dotés d'instances collégiales de discussion où on regroupe l'ensemble des acteurs, propos d'acteurs de films cowboy ou d'acteurs de films d'action. Pour l'instant, retenons en tout cas qu'il sera question d'un bolocasse à la Mbaye Faye. Bon, Benno dit niet et compte faire face au ministre de la Justice Ousmane Diagne. Le ministre de la Justice Ousmane Diagne qui aura en tout cas du pain sur la planche au regard du titre qui barre la une du quotidien, le quotidien ce matin. Le journal du groupe Avenir Communication de révéler assemblée, suppression du HCCT et du CESE premier Bon, la commission des lois rejette le projet Nahembay ou projet Tchamlangal. Aujourd'hui, les échos d'évoquer ce qu'on peut qualifier de première déculottée de Koromak et Serigne Ngoundou. En tout cas, le projet de loi portant dissolution du HCCT et du CESE rejeté, informe les échos, le journal de renseigner. Diomaye révèle samedi, déconvenu aujourd'hui. Il convenait de retenir d'après justement les échos une entrée salée en attendant un plan de résistance pimenté. Bon, les députés de Benno en séminaire hier pour discuter de la stratégie à adopter aujourd'hui, révèle en tout cas les échos dans le journal. Il est question du khutba de Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des sceaux de son état, aux députés, à savoir je suis un magistrat, mais magistral. Suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Thierno Alassane Sall, député à l'Assemblée nationale, est d'avis que la modification de la Constitution visant à supprimer ces deux institutions est un prétexte saisi par le chef de l'État pour dissoudre l'Assemblée nationale. Selon le leader de la République des Valeurs, le gouvernement, sachant que cette loi de révision ne va pas passer, veut dénigrer l'Assemblée nationale devant le peuple avant de passer à sa dissolution. Thierno Alassane Sall était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM et il se dit convaincu que le gouvernement en place veut mettre en mal les députés à l'Assemblée nationale et le peuple. Car le régime actuel, ce qu'il veut, c'est de dire aux populations, vous voyez cette Assemblée nationale, elle est impopulaire, elle n'est pas pour le progrès, elle n'est pas pour les réformes, donc il faut la dissoudre. Le leader de la République des Valeurs ajoute par ailleurs que cette réforme concernant donc la suppression du HCCT et du CSE s'inscrit dans le cadre d'un programme que le président de la République a lui-même rappelé le 3 avril dernier dans son discours à la nation. Selon lui, l'ensemble des réformes consiste en un paquet dans lequel, par exemple, sont inclus les fonds politiques. Et donc, pour Thierno Alassane Sall, économie pour économie, rationalisation pour rationalisation, le président de la République pouvait d'un trait de plume prendre la décision de dire qu'il se passe des fonds politiques. En tout cas, retenons avec nos confrères du côté
quotidien Le Quotidien qu'il y a un premier barrage concernant la suppression du HCCT et du CSE. La commission des lois a rejeté le projet. Nos confrères du journal L'Info nous parlent de barreau d'honneur de Benno Bokk Yakaar, et dans le journal Critique, nos confrères trouvent que par rapport à ce blocage de la modification constitutionnelle, la majorité de Benno Bokk Yakaar creuse sa propre tombe. Quoi qu'il en soit, retenons avec nos confrères du journal Bes Bi Le Jour que la coalition Benno Bokk Yakaar veut imposer son dictat à l'Assemblée nationale. Cependant, il faudra aussi s'attendre à un duo Yewwi Wallu comme à la commission des lois. Nos confrères trouvent également que les non-alignés devraient s'aligner sur Yewwi Askan Wi. ak mbirum agression yu bëri yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fii ci diwaanu Sénégal rawatina nag sax bi mujjee am foofee ne ca marché central bu Thiès ñeel nag mbirum cambriolage bu nga xamante ni daal daanaka gën gaa néew juróomi kanting daan nañ leen cambriolé loolu saa itam moom moo waral ña nga xamante ni daal ñoom ñoo nekk foofu ca bërëbu liggéeyukaay yooyee daal di dànkaafu kilifa ya nga xamante ni ñoom ñooy ñaax la nga xamante ni moom moo di seen kaaraange li ñu bëgg rek moo di ñu gën leen dimbali ci wàllum éclairage public bi nga xamante ni maanaam dafay leeral marché bi waaye itam ak ay gardiens yu nga xamante ni daal dafay assurer sécurité marché bi loolee saa itam mel ni ay cadre la yu nga xamante ni moom maire bi nga xamante ni moom lañ dénk zone nord dégg na ko moo di Mamadou Diakhaté li mu leen xamal rek moom moo di nañ def ay jéego ba fi yegg ay jëmmi jamono daal loolee mën a teguwaat ci yoon lu ci mën tam itam daal jamono bi ibbi nañ ab l'enquête ngir xool dëgg-dëgg ana ngeen ñoo def jëf yu ñaaw yooyee ne su nekk rek dañ koy safaate itam ci mbir ma nga xamante ni xewoon na foofee ne ci diwaanu Bargny ñeel nag Fatum xale boobee ñu naan Mama Aïcha moom nag Mama Aïcha donc daan nañ koy jébbal boromam waaye nag ba tey ay mbokkam daal ñoom seen xel dellul ci anam bi nga xamante ni daal noonu la faatoo waaye itam sax d'accorduñu ba tey ci résultat yi nga xamante ni noonu la autopsie dëppee bala ñoo xuus ci waxtaan bi rek dañ leen di bàyyi yéen itam ngeen teewlu leen bu ko defee itam ñu ñëwaat ak yéen ci maanaam analyse yi. leneen ak leneen. est-ce que daanoo foofu. bu daanoo tamit dañ ko puus parce que bokkul ci yoonam. jegewu ko sax. kon dex googu ñu ko fa jëlee tey man de yaakaaruma ne moo fa dugal boppam. voilà résultat autopsie bi remettre nañ ko en cause man ci sama bopp remettre naa ko en cause mais duma médecin. je ne suis pas un médecin aussi. te comme ñoom loolu la ñu wax dugaloon nañ contre autopsie. parce que bi mbir bi génnee aussi biñ ko liiree. papam affaire yi laaloon na ko trop ba dafa décidé woon def contre autopsie dañ déposé woon nañ contre autopsie bi au niveau du tribunal de grande instance Dakar mais bi mu woowee ay spécialistes nga xam ne peut-être c'est dans la police scientifique ñu expliquer ko xamal ko ne kat peut-être corps bi nu mu décomposition ni mu avancé c'est possible que ñu am résultat yooyu noonu parce que bu fekkee def nga contre autopsie ñu defalaat la beneen autopsie aussi mun nga ñàkk am résultat yi nga bëgg voilà donc bi ñu waxtaanee aussi avec toute la famille par rapport ak situation bi ni mu demee nii aussi on a décidé de retirer li nga xam ne moom mooy contre autopsie bu ñu déposé woon man ci sama bopp man maa demoon retirer ko démb biñ ko retirer démb ci la ñu mun a dem récupérer li nga xam ne moom mooy kooru maman pour mun ko jébbal boromam tey bon xaritam bi man laajuma ko ba léegi man awma ak moom contact waaye par rapport ak li ñu wax li may dégg ñuy wax mooy ñoom ñaar bi ñu àndee ki nga xam ne moom mooy xarit bi biñ ko laajee ana mama dafa ne ñoom ñaar ñoo àndoon mais dafa jékki-jékki gisatu ko loolu nag lëndëm na suñuy xel man personnellement lëndëm na sama xel parce que mënuma d'accord à ce que maak nit ñu ànd ma jékki-jékki gisatuma ko c'est inexplicable donc loolu bu mu amee tamit jaaxal police je pense très bien que loolu liggéeyam la te yaakaar naa aussi mu ngi ci li nga xam ne cadre police la nag ñu ngi ci je pense que ba léegi dinañ xaar ba xam enquête bi lan lay joxe comme ni ñu xaaree résultat autopsie bi li mu joxe ñu def li nga xam ne moom la ñu yoon may dinañ xaaree noonu aussi li nga xam ne moom la enquête bi di joxe pour ñu xam résultat bi lan la. maman moom 15 ans la am te fréquentation bëriwul parce que man fii laa jàngee fii laa defee sama 6e ba am sama bac donc def naa fi au minimum 10 ans ci fii donc maman mun naa ne maa ko yar parce que maa ko doon jàngal li ma fi nekk yëpp man sama loxo lañ nekkoon ñoom xale yëpp mun naa ne samay loxo lañ nekkoon donc ci li ma xam ci moom. tey xale bu jigéen bi maman Aïcha àndaloon démb bi ma demee police gis naa ko mu ngi garde à vue
donc ñu ngi ko téye ba léegi donc loolu man mënuma cee wax lu sori waaw ci cadre famille bi aussi mënuma cee wax lu sori parce que ñoom aussi xëy na peut-être ñu ngi ci seeni mbir waaye ñun aussi ñun ci ñu ngi ci suñu mbir par rapport ak li nga xam ne mooy naqar bi ñu am ak niñ koy dundee. Effectivement comme ni ma koy waxee rek ci samay statut fépp fi ma ko publier mooy nous faisons confiance à la justice et je pense très bien que cette justice là va mettre clair à ce meurtre parce que ñun ñëpp moom la ñuy xaar parce que mbir mi koo ko wax tamit loolu la lay wax te comme justice Sénégal dëkk bi am na yoon nañ bàyyi yoon mu def liggéeyam te anam bi nga xam ne moom la ñu gisee maman Aïcha ba retrouver ko ci li nga xam ne moom mooy dex bi je pense que képp ku ko gis na xam ne kat lii c'est pas le hasard comme ça donc war nañ ci tirer lu leer en plus de ça ñu ne moom kese àndul woon am na ku mu àndaloon donc loolu je pense très bien que buñ ko toppee war nañoo mun a xam lan moo waral lii am voilà donc. ayca mbokk yi mu ngi noonu lii moo nekkoon benn ci ponk bi nga xamante ne tey andi nañ ko ñeel nag faatu xale bu jigéen bii di Mama Aïssa moom nag mbir mi li tax mu xaw a doy waar moom moo di daal xam ngeen dafa génnoon pour dem jënd ji boutique ànd ak benn xaritam moom nag instant boobu sax la waajuram daal di nemmeeku daal moom Mama Aïcha gisuñu ko bi ñu ñëwaatee dem ca kër xaritam ba xaritam ba nee na ñoom ñaar dañoo takkalikoo woon moom xaritam bi nee na dafa demoon ci transfert d'argent moment daal boobu lañ ko gën a gis ba nañ jàppee xarit bi ba itam dégg ngeen ya nga xamante ni moo ci xew yëpp kon tey jii li ñuy laaj itam moo di yaakaar naa Sénégal moom lii di suñu ay médecins ay nañu suñu justice xaral nañu kon nag itam ala kulli itam war nañoo mën a bàyyi daal li yoon def liggéeyam waaye itam ku ci nekk daal di xam ne que nag yow sa compétence fii la yem ndax xam nga itam tey jii ña nga xamante ni ñoom ñoo def autopsie peut-être ñak ñoom bu dee wàllum faat bakkan xam nañ ko ndax bu ñu déggee ñu ne ñoom dañuy rejeter la nga xamante ni moom la autopsie bi wane itam dafay xaw a teel xel ndax itam ñoom ku ne xam na ni daal lu ci mënti am daal résultat itam incha allah xam nañu fi ak ay fan dina andi lu leer ndax nag yaakaar nañ daal suñu justice réew lépp lu nga xamante ni màcc na ci wàllum la nga xamante ni moom moo di seen liggéey xam nañ ko bu baax a baax kenn di leen ko jàngal waaye itam sax mbir mi demoon na ba commencé woon andi ñaawoo diggante ña nga xamante ni daal ñoom ñooy mbokk yi waaye loolu daal dañuy bàyyi rek yoon daal di def liggéey mbokk yi suñu beneen cas bi bala ñoo ñëw Thiès dañuy wax itam ci beneen maanaam faatu bakkan ñeel Assane moom ci ab internat la nekkoon internat boobu nag foofee la daal di ñàkkee bakkanam waaye nag mu nekk itam anam bu nga xamante ni daal anam bu doy waar la ndax seeni ay mbokk daal ba tey ñoom dañoo xaw a jaaxle ci mbir mi ni mu demee xam naa nag dañuy bàyyi maamam un peu ñëwaat ak ñu ne ci situation bi ni mu demee bala ñoo continuer mbir mi. xool naa ka yaayam jox naa ko ma demee bu ko yóbbu foofu damay dem appel vidéo laa def yaayam pour mu xool doomam bii passé nii weer bi passé yóbbu appel vidéo laa ko def moo yaayam ñu xoolante nuyonte waaw xale bi dimanche daal lañ ma oo si fajar dimanche bii passé nii fajar lañ ma woo saa bi na ma tookal la ma ne ko man la Astou Dieng mu ne ma soxna Dieng ma ne waaw mu ne ma dama laa soxla si daara ji de ma ne ko maa ngi ñëw daal di jóg jàpp bi may tegee satala gi di jàpp mu oowaan ma mu ne ma dama laa soxla de yëg seegoo ma ne ko yëg seegu ma de ma teg damay jàpp yëpp aw yoon maa ngi feebar sax mais damaa dox di dox ba yegg juuti ba aw ma oto jour biñ màggalee ba sa ëllëg sa oto du am voiture amul may dox ba yegg juuti ba mu oowaat ma dama soxna Dieng foo toll ma ne ko maa ngi si juuti bi mais aw ma oto man de dama la doon wax ne Assane dafa noppalu ma xëy Assane dafa noppal ma ne ko Assane lu ko dal ba muy noppalu Assane noppalu na si daara ji ma daal di jëli si waat fii si kër gi wax ko waa kër gi ba pare oññeeku waat dem jëli sama xale yi kii laa jëli ak kële ci sol noir blanc bi ñoom laa jëli sa daara ji indiwaat leen fii. daara ba mu Assane nekkoon. daara ba Assane nekkoon kon loolu doyatuma te ka fa nekkoon njëkk naa feebar ba ma andi ko fii loolu dara doyatuma si ma jëli xale yi indi leen fii avant Assane ñuy xam si moom dara jëli naa xale yi ba indi leen fii si kër gi. ndax bi nga demee ci daara. noppalu na maa ngi di ko yóbbu hôpital. loolu la ma wax sëriñ daara bi moo ne ma Assane dafa noppalu maa ngi ni di ko yóbbu hôpital. loole mooy version bu njëkk bi nga xamante ni moom maam bu jigéen bi andi na ko ñeel nag génn àdduna xale boobee di Assane ci ab internat moom nag ba tey sax itam mbiri moom itam leeragul waaye itam
mbokk yi xarit yeeg dëkkandoo yi ñu jox leen dig daje kon ba suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew askanu sunu gaal ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen seen wàcc waaye di leen jox dig daje jërë ngeen jëf. salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien. Tikatina dalee na jàmm lu yëgle kaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yër. Sénégal bonjour. chers internautes yu enquête 221 dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëgle kaay yi. Mesdames et messieurs, bonjour. nuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas ko nga guux bala ngay naan bay simbuleexu mox la li xew ci réew askanu sunu gaal gi jërë ngeen jëw halaan bikum mais da ngay seet loolu rek mbaa yéena nga ca seet ay nag yàlla baax na ñu yendoog jàmm ba suba ak jàmm incha allah yendoog jàmm. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. mais la ci dong de ci Allah fu ñu jëbati bon que Dieu préserve le Sénégal. ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm. tey lii loolu moom doy na waar di waaye lu mu doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que Diomaye Sonko te Sonkoy Diomaye boo paree ma ne la alaaji si laatit bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel Jaakin Diop. te ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah.